internet yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun saa su nekk ci BMC TV mbégte la ak bànneex la ñuy ànd ak yéen saa suñu fi toogee tey jile ñu leen di dalalaat seen deuxième numéro bi nga xamante ne rek moom mooy ndaje mi gis ngeen ko bële passé ñu ngi amoon ki nga xamante ne rek donc moom mooy monsieur Diouf Mamadou donc ñu koy remercier de passage di remercier également mboolem internet yi nga xamante ne ñu ngi ñu doon topp depuis boobu ba léegi jàppale ne saa su nekk itam ñu ngi jot li nga xamante ne rek moom mooy seen ay encouragement et tout duñu tay di leen ci remercier ndaxte gis nañu ne fu ci nekk ci àdduna bi ngeen ñuy toppee loolu xéewal la te itam respect la ñu leen di wax saa su nekk jàpp leen ne seen mbégte dafay sunu bànneex saa su nekk file ci donc BMC TV tey jëlee nag ñu am honneur ak plaisir daal di dalal ki nga xamante ne rek moom mooy monsieur Saliou Ndione tey jëlee dañu jóge fële nga xamante ne rek moom mooy ca diwaanu Diass ak Buxu ak li ko wër dal si file nga xamante ne rek moom mooy ci diwaanu Bargny Géej wala Bargny Ngoude Missirah je pense que tey jëlee ñu ngi fii ci diwaanu Mbot fekk si fi ki nga xamante ne rek moom mooy monsieur Saliou Ndione Saliou maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci BMC TV ci émission bu mag bi la di ndaje mi. maa ngi lay fay Faiva asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ci chaîne bii di BMC. alors tey jile ñu ngi dalal ki nga xamante ne rek donc moom mooy monsieur Saliou Ndione comme ni ma leen ko annoncé tout à l'heure di responsable donc bu Pastef file nga xamante ne rek moom mooy ci diwaanu Bargny muy jeune boo xamante ne rek bu ràññeeku la ci li nga xamante ne rek ci la nekk donc dañ koy bàyyi mu gën ñu xamale ak ki nga xamante ne rek donc moom mooy jëmmam je pense que nit ki loo ko xam-xam moom moo ñu gën a xam li nga xamante ne rek moom mooy boppam alors Saliou boo ñu doon wax ci tënk yow yaay kan loo ñuy wax. waaw merci Faiva voilà présenter sa bopp moom dañuy wax ne yombul. waaye nag bàyyi ñu jëm Saliou Ndione dafa nekk ndaw bu dëkk Bargny précisément à Missirah voilà juddoo Bargny màggee Bargny yoroo Bargny voilà jàngee Bargny fii laa def sama cycle bi yëpp primaire ba secondaire ba am fi bac en 2011 voilà loolu génn ñu dem ci daara ju kawe jànge fa Saliou Ndione aussi ci wàllu liggéeyam mu nekk contrôleur des impôts et des domaines nekkit aussi un acteur citoyen di yëngu wala un acteur social di yëngu ci lépp la nga xamante ne mu ngi doxal Bargny bàyyiwu ci loxaam dugal ci loxaam bay ci waaram te loolu lañu jàpp ne ndaw bu nekk noonu la war a taxawee ma nekk aussi responsable des jeunes de Pastef ñu gën a xam ci JPS Jeunesse Patriotique du Sénégal ma nekk le coordinateur de la section Bargny voilà Saliou Ndione jàngee université de Dakar defoon EBAT école des bibliothécaires archivistes et documentalistes def au bout de 2 ans yàlla def ma jàlle concours bi ñu naan école nationale d'administration ñu recevoir ma foofu ma def formation 2 ans de 2013 à 2015 ma génn nekk contrôleur des impôts comme ni ma ko waxee tout à l'heure nekk un jeune cadre de l'administration sénégalaise nekk ndawal état ni ñu koy waxee ci foofu ñu naan impôts et domaines direction générale des impôts et des domaines ma nekk fa un cadre intermédiaire muy contrôleur des impôts et des domaines en quelque sorte loolu mooy présentation Saliou Ndione ci wàllu professionnel ak voilà ak les citoyennetés voilà. am na solo muy parcours boo xamante ne rek bu am solo la macha allah bu riche également alors ma rectifier tuuti nekkuñu fi la nga xamante ne rek donc moom mooy ci diwaanu Mbot mais ci Missirah plutôt. fi mooy Missirah n'est-ce pas. je pense que Missirah ak Mbot daanaka benn la booy xool. daanaka benn la Missirah ci Mbot la sosoo. d'accord bu njëkkoon Mbot la woon. moo tax ñu bëri sax mënuñu. ràññee comme sama classe gi dañuy jàpp ne Mbot mooy Missirah parce que man damay mës a jàpp ne secteur bii nii ci Mbot la bokk. voilà daanaka ñu bëri loolu lañu jàpp dañ naan Mbot rek te daanaka Missirah ci Mbot la sosoo donc benn la rek. d'accord kon nag sotti seeg def ci la. voilà effectivement. alors donc Saliou ak politique loo ñuy wax. waaw politique de moom dafa nekk loo xamante ne jàpp nañ ne ñun ñëpp a ngi ci biir ku jàpp ne sax tu es apolitique pour man sax yaa ngi ci biir ndax képp personne n'est apolitique képp kuy bay sa waar pour le développement de la cité pour l'émergence de la cité rek yaa ngi ci biir moo tax it ñu jàpp ne aussi c'est une voie ba nga xamante ne moo ñu permettre ñu apporter notre pierre à l'édifice moo tax en tant que ndaw pour mën nañ ci engagé bu ñu ko ragal voilà loolu tax Saliou Ndione aussi mu jàpp ne man am na waar bu mu ci war a bay moom it mu ñëw dugg ci. tey nit ñi bu ñu ko ragal te bu dee lu baax ñëpp a ko soxla bu dee loo xamante ne dafa safaan la nañ ci dugg defar ko
loolu la. alors ñu bëri am benn gis-gis boo xamante ne xëy na xaw na wute lool ak gis-gis bi nga xamante ne moom nga am ci politique. parce que boo xoolee tey jile xëy na boo ne politique rek am na xëy na ñenn ci askan wi foo xamante ne xëy na foofu lañ leen dugal parce que jàpp nañ ne politique yi dañoo bëri problème te itam fitna rek lañ leen di indil ñenn ñi jàpp ne xëy na ku ci toog ku nekk rek sa intérêt moo la fi toogal yow ban jàngat nga am ci loolu. waaw malheureusement te ñooñu aussi ils n'ont pas tort parce que dafa nekk loo xamante ne ci benn wàll ils n'ont pas tort parce que dafa nekk loo xamante ne ñenn ñi ñoo leen ko wan ñenn ñu nekk ci politique bi ñooy renvoyer image boobu noonu askan wi di gis loolu parce que it lépp loo gis ci àdduna ku siy dugg am mëbët ba ko si dugal ak la xamante ne moo tax mu dugg si politique am na ñu si dugg jàpp ne dañoo war a defaru jàpp ne kat dafa am ay intérêt personnel yu ñu war a défendre te loolu boo ko defee yaa ngi lor askan wi ndax sa soxla boobu rek lay ñor ñooñu aussi ñu renvoyer image boobu selon que la politique dafa nekk loo xamante ne ñii si nekk lu ñu fi askan wi seen bopp lañu fi nekkal mu jaral leen lu nekk ndax boo jiitalee sa intérêt mooy war a parfois ngay dégg lu nekk saagante bi dóorante bi waaye jàpp naa ni intérêt général ku mu tax a jóg doo saagante doo dóorante. ndax yow sa morom boo leen bokkee bëgg-bëgg jàpp naa ni xëy na mën ngeen réeroo si gis-gis waaye du tax ngeen noonoo voilà donc pour ñi xamante ne les hommes politiques yem dañooy renvoyer image boobu xëy na ñoo war a defaraat seen toogaay voilà politique du loolu xëy na Sénégal ni ñu koy defee moo demeewut noonu daal ñenn ñi. alors mu nekk xëy na ay kàddu yoo xamante ne xëy na yu am solo la parce que boo xoolee politique am na benn foo xamante ne fa lañ leen féetale te ñoom li gën a naqari ñenn ci askan wi moom mooy waaye politique yi bu ñu leen soxlaa donc fu nekk la ñuy dugg ak ñoom waxtaan jege askan wi waaye bu ñu demee ba jébbaleen li nga xamante ne xëy na mooy la ñu soxla woon ca ñoom dañ leen di daal di fàtte daanaka zappe leen bu ñu leen bëggee gis sax day xaw a jafe ci ñoom. malheureusement mooy li ma la wax sànq rek day revenir si li ma la wax léegi pour ñenn ñi. ndax man dama jàpp ne j'ai l'habitude de le dire la politique est un engagement citoyen avant tout l'engagement citoyen boo ko jiitalee day doon un engagement désintéressé pour la communauté c'est-à-dire man damay def ci communauté bi te du ma si xaar dara donc posture boobu la politiciens yi war a adopté bu ñu ko adopté rek jàpp naa ne yenn réero yu bëri mën naa bañ a am. voilà c'est-à-dire ñenn ñi ñoo war a defaraat seen toogaay man personnellement. li ma gis ci politique wala li tax ma dugg ci xëy na wóote nax ñu bari. wala wóote nax ñu bari ni ñuy defee politique ndax ma dama jàpp ne politique dama see dugg pour servir ko dama dugg ci politique pour servir mon pays dama dugg ci politique bi pour defaraat yenn jikko yi à travers la jeunesse ñu ànd lañ daan am habitude di ko gis politicien ba nga xamante ne yaa ngi ko wax léegi bu soxlaa askan wi rek lañ koy gis bu pare na ci dem defaru moom ak njabootam fàtte askan wi. loolu dañ ko war a defar dañ ko war a xoolaat je l'ai dit tout à l'heure la politique est un engagement citoyen avant tout moo waral boo seetloo sax ci yenn démarche JPS bi nga xamante ne moom lañu jiite da ngay gis ne dañuy mener le plus souvent des actions citoyennes waa Bargny bu ñu taxawee bokk nañ ci ñi xamante ne bu ñu soxlaa bokk nañ ci ñi xamante ne ñoo njëkk taxaw parce que loolu lañ gëm politique du dara lu dul l'art de bien gérer la cité c'est ce qu'on dit boo ne dama bëgg bien gérer la cité te cité bi bu soxlaa du la gis ah kon yow la tax ngay politique bokk na lii tax politique jóg wuute na lii tax politique jóg. dellu si ginnaaw tuuti daal di ñëw ci li nga xamante ne xëy na moom mooy actualité yi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo gën a marqué li nga xamante ne moom mooy semaine yi ñu nekk yëpp parce que boo xoolee lim bu takku ci ay bébé ñoom ñoo faatu fële nga xamante ne rek moom mooy ca l'hôpital bu Tivaouane donc loolu tax réew mi sëngeem lu tolloo ki fan donc nit ñaa ngi jooy donc ku nekk jaaxle ci loolu noonu parce que tamit doo toog weer te dégguloo ne xëy na am na benn sage-femme wala am na benn ku doon matu am jafe-jafe ba xëy ñàkk bakkanam wala doomam daal di loru et tout donc ban jàngat nga am ci loolu ak itam ban gis-gis nga am ci hôpitaux yi ni ñuy doxalee actuellement. d'abord damay massawu njabootu bébé yi xam te ñoo loru ci ndogal googu am fële sa Tivaouane di massawu aussi ñi xamante ne ñoom la dal ñëpp ñi xamante ne négligence médicale peut-être moo tax ñu ñàkk seen bakken di massawu seen njaboot mooy dama amoon sa Louga dama amoon sa Linguère di massawu njaboot yëpp loolu nag boo ko gisee loxo état jógu si ndax pour man j'ai l'habitude de le dire Sénégal da ngay alerter mais booy alerter day mel ni dégguñu dañ la taxamlu boo ñëwoon ba sa buntu ñi xamante ne ñooy les responsables politiques wala les autorités politiques
xam te ñoo war a jël yenn décisions yi boo doon tàppee seen bunte yi di wax ak ñoom sax dañ lay dikk rek après te xam la fàtte la bu jëyee amee ñëpp a jóg jël quelques mesures après fàttewaat pour man le système sanitaire moom la ñu war a xoolaat moom la ñu war a xoolaat jàngataat ko tëggaat ko parce que boo xoolee je l'ai dit la fois passée dara am na ñu jiñ ko le personnel médical mu amati kon bu yàggee est-ce que personnel médical bi la benn hôpital mën naa am jàngoro ñu comprendre ñu ne nañ xool kat ña koy gérer ñu defaraat seen toogaay waaye hôpital yëpp bu amee jàngoro nañu xool nag si ñi xamante ne ñoo yor la politique sanitaire. ñu defaraat ko. jàppoon ne itam tànqam du xëy na yàgg naa am parce que boo xoolee ki nga xamante ne rek moom mooy kilifa ga toog ca jal ba Tiwaawan alerté woon na waxoon na ne xëy na hôpital boobee war nañ ko saytuwaat wax nañ ko sax ci assemblée nationale donc mu nekkoon ay jàmbat yoo xamante ne xëy na askan wi ñu ngi ko doon jànganteel foofu waroon itam li sabab donc ñu alerté woon waaye tey jii dem nañ ba mu nekk donc médecin après la mort te loolu itam foogoon ne war na jóg Sénégal. lu fi war a jóg la moom ndax nit jëf jooy def. wala posture boo am boo doxalee nga gis ne kat lii baaxul war nga koo changer ñun suñu société bi na muy doxee bari na loo xam dañ ko war a changer te it du dara ñu ko teg du dara dul mooy li nga wax sànq rek certains de nos acteurs politiques parce que ba ka xalif bi di wax xalif bi c'est une voix autorisée kilifa la bu waxee dañ ko war a bàyyi xel du wax si caaxaan mu wax ko boobu il y a de cela 3 ans ñeneen wax ko ñuy alerter xalif bi saa la ñu dégg mais am na ñoom te ne xëy na kenn déggu leen te ñu ngi wax ñu toog di seetaan relever wu ñu plateau médical bi wala boog bu ñu ko relever ay bonne volonté sax ñoo ñëw def si seen xaalis ana état ana budget bi mu yor te pourtant chaque jour ñu dégg ay détournement ak yeneen loolu amoon na feneen fu mu xaj train de vie bi suñu kilifa yor ñi nekk si état bi seen train de vie bu ñu yor xëy na loolu am na feneen fu mu xaj ndax nit ku nekk mën nga contenter du minimum leneen nga mettre ko au profit des citoyens ñu mën si bénéficier wu. parce que inéquité bi wala inégalité bi bari na fi trop. kenn kuy dund nga xamante ne boo xoolee na muy dundee il mène en tout cas une vie de pacha mais boo xoolee ña ko wër nañuy dund kenn xamul nu mu toll. te dafa bari léegi si homme politique yi. donc nañuy bàyyi xel alerte yi citoyens yi di def ñu leen di bàyyi xel di si jóg fagaru moo gën faju. fajaru en tout cas fagaru plutôt moom moo gën li nga xamante ne rek donc moom mooy faju mu nekk ay kàddu yoo xamante ne rek yu am solo la génnaat feneen dem ba fële nga xamante ne rek moom mooy ca Darfour boo ko xoolee ci donc weer wala at yi ñu génn yëpp donc gis nañu coow la nga xamante ne rek moom moo amoon fële nga xamante ne rek moom mooy ca dëkk boobee di Darfour nga xamante ne xëy na waa Nations Unies def nañu itam seen kéem kattan pour jàmm xëy na daal di fay dellu si waat waaye ki ko réussir moom mooy Khalifa donc bu Niassène donc moom moo fa demoon ci tukki nemmeeku foofee ca Darfour waxtaan ak ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñooy ña déggoowul ba tax xëy na ñuy xeexoo mu waxtaan ak ñoom ku ci nekk ba trouver ak ñoom benn terrain d'entente ban gis-gis itam nga ci am. waaw Faye loolu moom du dara du mbégte képp kuy Sénégalais wala ma ne képp kuy jullit sax bëgg nga si wala rek mën na rek képp kuy xamante ne ku nekk un acteur de la paix képp koo xamante ne yaa ngi dox tànk pour jàmm am fierté nga am tey jii. ndax kenn su ñun mu bàyyi ko Sénégal fii dem kàddoom tax aw ay fay loolu du en tant que sénégalais fierté la si man en tant que jullit fierté la si man tey loolu day won suñu kaddu gi xamante suñu kaddu homme politique kii nitu diine maanaam fan la seen kaddu mën a yegg tey jii ndax loolu jarul négliger xëy na ñu ngi toog Sénégal di fay ay waaye bëri na ñu leen di déglu ci biti. bëri na xëy tey jii conflit yi nga xamante ne xëy na bu ñu ci doxoon ay kàddu jàmm dina am lii wane na ko ndax Baye ñëpp xamoon nañ dimension am Baye yemul woon rek Sénégal Baye ay taalibeem ñu ngi fekk Darfour ga mu jóge barki démb Njaay bi xalif bi jóge di barki démb wane na ko boo demee Niger gis nga gàmmu gën a muy mel macha allah rabbi boo xoolee dëkk yu bëri fii ci sous-région bi xool nu mel te dëkk yooyu boo xoolee dëkk yu am conflit la muy Niger muy Darfour gële muy yeneen dëkk ay Tchad dëkk yoo xamante ne rébellion dafa am wala terrorisme am na fa wala ay xeet ñu ngi xeex seen biir te ay xeet bu ñuy rayante seen biir nag ay tribu comme bu dee Darfour
te boo xoolee ñëpp ay jullit lañ am na lu ñu bokk ñoo bokk foi ñenn ñoo bokk tarixa kon pourquoi pas ñu retrouver autour de ce qui leur lie wala ce qui les lie mooy cette foi là ñu fexe ba li leen boole noonu am koo xamante ne mooy ñëw nekk le trait d'union dajale leen ci loolu ci gëm-gëm gi tey ji loolu la xalif bi def xam na ne ñoo bokk luñ gëm waaye am na leen lu leen wutale mu ñëw fexe ba nekk trait d'union boole leen ci li leen gëm waxtaan ak ñoom ñu jubboo ci loolu tey ji loolu la def te fierté la. est-ce que tey ji gisoo ne jaadu woon na tey ji bu ñu bisee donc ñu daal di koy sargal donc njiitu réew mi ci kàddoom xëy na daal di koy dalal remercier ko parce que loolee mu def nekk na loo xamante ne xëy na lu am solo la te itam du dañ ci li nga xamante ne rek moom mooy taarixu Afrika. au-delà dama naan sax mérité na prix Nobel de la paix ndax fu ay bakken di rote nit fexe ba loolu mën a ñàkk kooku mérité na lu nekk te it dañoo nekk ñoo xamante ne daanaka l'islam sax sagal na leen ba pare ñooñu soxlawuñu distinction ñoom sagub l'islam rek doy na leen waaye nag ba tey rek ñun askan wi mën nañu leen dolli ñambaas yaaxul si sër dara teeru ko wan nekk siggil nañu ndax foo xamante ne ONU dem na fa sottiwut ay ñu yebal ay émissaire ay président yu kenn xamul xëy na le président bi fi nekk tey xëy na bu demoon ay moromam du sotti moom mu dem yàlla jaarale ko ci loxo yàlla jaarale ko si moom donc fierté la sac la waaw méritoon lu nekk am na solo dugg ci li nga xamante ne xëy na mooy ci li ngeen nekk carrément muy woyu politique yi ñu gis ne tey jile donc am nañu pouvoir boo xamante ne lu neex waaye wax yaakaaroo ne tey jile war nañu wàññi seen doole parce que politique yi léegi daal dafa mel ni ñoom ñooñu tënk parce que lu leen saf rek la ñuy génne ci seen làmmiñ di ko àddu. waaw bon moomuñ ñu sax xam nga daanaka la vie est politique déjà fii lépp politique donc dafa nekk loo xamante ne rek ça intéresse beaucoup de personnes te lu intéressé beaucoup de personnes nag susciter des débats susciter ay wax xanaa rek defaraat kàddu yi waaw di retrouver autour de l'essentiel ba ay détails yi voilà parce que am na si yoo xamante ne pour man mën na ñàkk c'est à éviter peut-être mën nañu waxtaan débat mën na am du ñàkk waxtaanee ci réew mi parce que waxtaan yi fi jëm yëpp daanaka ñoo bokk luñ jëm dafa defar réew mi la te bu dee defar réew mi ñu tax a jóg mën nañoo bañ a réeroo ci yenn yi voilà échange yi nag du am dina am boo jubóow la nit des fois ngeen wax kii wax des fois mu tàng waaye ñu defaraat kàddu yi rek ba kenn bañ a wax sa morom lu ñaaw wala kenn bañ a yëkkati dara di ko dóor sa morom mais tamante dëmm gi da nga koy gis ci ñoom ñuy tamante dëmm wala waxante lu ñaaw bu subaa nga gis leen donc ñu àndaat mu nekk loo xamante ne xëy na lu jaaxal ñenn ñi ci askan wi la parce que ñenn ñi sax dañu bañ bay duut baaraam ñenn ci way politique yi parce que nee nañ gëmuñu dara lu seen bopp. waaw askan wi ñoo war a xoolaat bu baax rek ñan la ñuy àndal parce que bari na si ñi nga xamante ne mooy li ma la wax sànq tout à l'heure am na si ñoo xamante ne seen intérêt bopp rek leen tax a jóg xëy na ñooñu ñooy dal fii tey fii moo tooy fii la ñuy dal xaskale ëllëg ñu dem fële àndax kañ doon xas xalab ka xamante ne mu fa la ñu jóge woon loolu nag question de nit la question de valeur la pour man valeur yi la ñu war a xoolaat yarin bi la ñu war a xoolaat parce que am na ñoo xamante ne tey ji alal bu tegoo rek ñu jaay seen ngor xëy na pour man question de valeur rek la ñu war a xool waaye nag du caagi ne politique a bon wala ñëpp ni mel ñëpp ni mel du ma ko setal nag du dama see nekk rek ba koy setal déedéet dañ cee ñëw pour dindi lii baaxut bàyyi fi lii baax apporter aussi ñun liñ apporter notre pierre à l'édifice mais yéen seen leader di ki nga xamante ne rek xëy na moom mooy Sonko moom moo jiite li nga xamante ne xëy na moom mooy parti bu Pastef li ñu koy dut baaraam bëri na parce que ñenn ñi jàpp nañ ne yekkatu fitna la Ousmane Sonko mosul yee fitna xam nga Sénégal xamuñu ku dëggu ku leen di nax la ñuy xam kuy raayal bu ñu amoon fukk yu mel ni Ousmane Sonko réew mi changé ci naka waaw ndax man xam nga la laa gëm dëgg réew mi buñ ko tegee ci dëgg rek mu dox ñu bañ a naxante Ousmane Sonko dafa nekk leader boo xamante ne yow mi àndaa moom sax doole nax da lay wax dëgg booy mer nga mer après boo toogee sa njëganaay boo wéetee sa njëganaay nga xam ne wax nañ la dëgg Ousmane Sonko loolu lay defax ñi ñu jiite nag xëy na ñoo bañ ku leen wax dëgg ba saa yu ñu leen waxee dëgg xëy na dëgg gi métti leen ñu retourné dal ci moom naan xëy na day yee fitna pour man yewul fitna te mosul woo Sénégalais yi pour que ñu taal dara wala ñu dóor kenn ña fi yëkkati dóoraati xam nañ ko
ku bokk ci moom wala ku bokk ci moom mësul yëkkati nit mësul yëkkati dara dóor ko nit mësul tas mitingu jàmbur ku bokk ci moom mësul dogale cortège u jàmbur kon yeewu fitna te pourtant chaque jour moom mu subir ko donc dañuy woow ñiy seex langue politique bi ci ak dal nañ waxante dëgg ba mu tàng jër d'accord waaye nag ñu xam ne Sénégal a tax ñuy waxante dëgg ku ne ñu teer suñu ego ñu xam ne on doit se retrouver autour de l'essentiel bu ñu waxante dëgg ba pare après nañ dem liggéey. En tout cas ku jege ñu ngi pare li nga xamante ne rek moom mooy marche pacifique nee nañ file ki fan yaakaar naa le 4 la ñu ko jàpp et tout te gantal nañu leen boobee marche jàpp nga ne dañ ko war a def wala dañ ko war a teg ci suuf parce que gantal lañ ko. waa vendredi la je pense bien benn manifestation la amaguma nag information selon gantal nañ ko wala déet voilà mais vendredi lañ ko prévoir voilà léegi ci loolu li ñuy wax rek mooy li tax ñu koy def du dara lu dul jàpp ne démocratie day soox fii ci réew mi lii yi xew ci liste yi yëpp wane na ko gis nañ fi la nga xamante ne gëmuñu woon ne sax nit mën na koo def ndax yenut maanaam lu nekk da nga koy gis te démocratie boobu dañ ko war a préserver li tax ñu koy préserver du dara lu dul suñu intérêt ñun sàmm suñu réew parce que gis nga réew boo ko bàyyee ci désordre nit jiite la rek ba lu ko ne def pour toog li muy def lépp pour lan la pour conserver le pouvoir nga bàyyi ko bu yàggee ci dictature la jëm di nga dem ba naan man su ma xamoon ba mu war a jóg ma jóg moo tax nañ jóg ci bu ñu war a jóg wax artu balaa ñuy àtte loolu rek la pour man manifestation du daal lu dul yëglu rek. En tout cas mu nekk loo xamante ne xëy na ay kàddu la yoo xamante ne rek yu am solo la alors coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñooñee jàpp nga ne mën nañoo gagné li nga xamante ne rek moom mooy élection yi ndaxte ñoom dafa mel ni am nañu ak déggoo seen diggante ak waa Wallu. waaw jàpp naa ko de ndax kuy wuti moom da nga yaakaar ne di nga am. waaw ci naka. te it am naa si yaakaar ndax boo xoolee l'alliance parce que c'est bien passé. pour man dañ ko xalaat bu baax ndax déjà Yewwi Askan Wi rek boo xoolee élection yu ñu génne seen résultat boo ko xoolee nekk na résultat yoo nga xamante ne daanaka résultat yu ñu naw la. waaw ñu nekk deuxième derrière Benno Bokk Yaakaar ñu am bon boo xoolee sur l'ensemble du territoire ci communes yu bëri ñu jiite ko amit aussi département te boo xoolee communes yu ñu jiite nekk na commune yu mag la commune yoo xam te électorat bi fa la ëppee yu mel ni ay Rufisque ay Dakar ak yenn comme Guédiawaye yu mel noonu ak Ziguinchor. ñu jëm élection législative ñu gis ne am na alliance bu am ñu nax Wallu nga xamante ne moo nekkoon 3e élection yi passé ñu gis ne am na dëkk yoo nga xamante ne di yenn département yi nga xamante ne Yewwi moo fa jëloon premier wala Yewwi jël fa 2e wala bu Yewwi jëlul 2e Wallu moo jël premier wala mu jël 2e donc ñu ne bàyyi ñu def alliance boole suñuy doole xëy na bu ñu defee le cumul de nos voix dina weesu voix yi xamante ne moom la keneen ka am. ci département yi te département yi liste majoritaire bu ñu ko fàtte raw gàddu la benn voix boo ko rawee rek yaa moom député yi fa nekk yëpp. donc loolu lu jar a bàyyi xel la donc alliance bi pour man alliance bu baax la alliance bu en tout cas bu stratégique la. te am nañ ci yaakaar. yàlla baax na en tout cas liste départementale yu Yewwi Askan Wi donc fële ci Dakar bu fekkonte ne donc invalidé nañ ko nga xamante ne est-ce que du jarati yéen ngeen di xëy na ànd ak li nga xamante ne xëy na moom mooy validité bu liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar. liste nationale bu liste départementale bu. bu Dakar voilà bu Yewwi. bu Yewwi bon boobu mën nañ jàpp ne validé nañ ko sax parce que DGE moo ko rejeté woon te ba ñu defee recours bi au niveau du conseil constitutionnel dañoo rejeté mooy kii bi la décision l'arrêté du ministère de l'intérieur. donc autorisé woon nañu Yewwi pour que mu def modification nécessaire pour que liste mën a jàlle voilà des na nag on attend nag
on attend ba tey parce que am nañu déposé recours ak yeneen. donc il balaa ñu si prononcé wu xëy na définitivement dañuy bàyyi conseil constitutionnel xam lan lay décider si recours yooyu ñu def. mais am nañu yaakaar dina jàlle te gisuñu lu ko war a mën a téye. yi ñu nekk noonu ay caaxaan rek la nag pour man. voilà ay caaxaan rek la te dañoo war a bàyyi di pour man di manipuler yenn administration yi pour mën am gain de cause di ko utiliser comme arme pour xeex yenn adversaire politique yi loolu jaaduwul. waaye gisuma daal lu war a mën a tere liste bi jàlle. jàpp ngeen ne donc dinañ nangu li nga xamante ne rek xëy na moom mooy liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar itam donte amoon na ay quelques anomalies et tout. la liste nationale bi moom Benno Bokk Yaakaar waruñoo dem sax élection en réalité. ndax lan parce que loolu moom dañ ko doon wax mais ñoom ñoo ko finalement confirmer seen bopp ba ñuy déposer parrainage dañoo déposer lu ëpp te parrainage boo déposer lu ëpp wala lu néew sa liste warul bokk dañuy jàpp ne loolu motif de rejet la comme ni ñu koy waxee donc liste waru woon yegg fii liste nationale bi en plus seen liste nationale amaat beneen erreur bu ñu ci constaté mooy lan ñoom dañoo tegle ñaari jigéen ci seen liste suppléant yi à la 43e à la 44e place waaye gis nañu li DGE def démb xaw ma barki démb ñëpp di ko reetaan ndax kenn xamul loolu fu ñu ko mës a gisee ñu ne liste lañ wax yow nga séparé non liste bi suppléant yi man dañ ko éliminer liste titulaire yi mën na jàlle loolu liste bu incomplète la parce que liste bi benn liste la mais mu am 2 composants titulaire suppléant benn waru dem bàyyi sa morom waaye loolu de si ministère de l'Intérieur lañ ko gisee mu ngi fiy soog a am te jàpp nañ ne conseil constitutionnel dina wax le droit te bu fekkee ne conseil constitutionnel wax na le droit s'il dit le droit seen liste warul jàll waruñoo dem sa élection. waaw ñu bëri dañoo jàpp ne xëy na waa ministre de l'Intérieur waruñu organiser li nga xamante ne rek moom mooy élection yi yéen itam ban jàngat ngeen ci am. waaw loolu ñooñu wax nañ dëgg ministre de l'Intérieur mënoon na ko organiser si bu fekkee ne politiser wuñu ministère bi c'est-à-dire bu fekkoon ne am na keneen ku fi nekk koo xamante ne neutre na c'est-à-dire mën na ko organiser loolu du problème ministre de l'Intérieur moo war a sax organiser élection pour man waaye problème mooy ña koy jiite parce que tey jii on ne peut pas être juge et partie mënoo nekk yaay organiser élection yi mais nga am foofu far ba ñëpp xam ko xam nga tey jii DGE xalaatoo mu rejeter liste kii nu mu tudd sax Benno Bokk Yaakaar. ndax lan. ka ko war a rejeter arrêté bi kan moo koy signé le ministre de l'Intérieur si ñoom la bokk est-ce qu'il aura le courage de signer cet arrêté là il ne le fera pas c'est ça le problème donc problème bi du ministère de l'Intérieur mais problème bi nit ñi la kay jiite ministère de l'Intérieur la ñu war a xoolaat mu nekk ministre boo xamante ne tey jii dañ koy épargner sur tout ce qui est politique ku koy jiite du nekk koo xamante ne du bokk ci benn langue politique ñu bàyyi ko mu jiite élection yi. en tout cas 3e mandat bi ñu bëri ñu ngi koy rumanaat ñi naan dina am du am ñenn ñi naan xëy na xel xalaatul président de la république daal di bokkaat ci li nga xamante ne xëy na moom mooy jongante yi soxal wàllum présidentiel bi yow ban gis-gis nga ci am. réew mi de mu lu fi xel xalaatul rek a fi am tey jii bu xëyoon tey jii ne day def 3e mandat duñ bett ndax jéego yi muy teg wane na ko jéego yi mu nekk di teg wane na ko ndax moo ngi ci langue politique bi bàyyiwul il est le président de la république waaye moo gën a sawar nit ñi sax ci langue politique bi chaque jour mu poser des actes politiques moo ngi transhumance bi tey la gën a takarnaase moo ngi xëcc nit rek di andi ci langam ci koo xamante ne ñu ne la presque 1 an 6 mois moo la dese te chaque jour am ko faxa ci geneen lang nga jox xaalis mu ñëw wuyu si la wala nga di ko poste yaa ngi galgal say adversaire poste premier ministre bi sax ba tey nommé goo ko te loi exige la pour nga nommé ko mais jàpp nga ne koo fa nommé rek tey jii nit ñi dañuy jàpp ne kooku mooy doon sa numéro 2 ba tax na nga fi mu toll nii nga violer loi ni ma ko mën a waxee violer la constitution donc pexe yi muy teg wane na ko waaye nag li may wax rek mooy jàmm mu gën ay ndax dafa nekk loo xamante ne ñun duñu bàyyi kenn di def un coup d'état constitutionnel wala duñu forcer la nga xamante ne bëgguñu ko ak lu mënti xew askan wi moom dinañ taxaw imposer le respect de la constitution. ñu wax ci li nga xamante ne rek xëy na moom mooy absence su Bargny ci liste Yewwi fi li nga xamante ne rek ci Bargny gisuñu leen benn yoon ci yëf yi ban jàngat itam nga ci am.
waa Bargny pour man Bargny ngi si biir sax pour man Bargny absenté wu parce que liste nationale bi am nañ fa koo xamante ne moo ngi si biir si liste nationale bi aussi koo xamante ne Yewwi Askan Wi si waa si liste nationale Yewwi Askan Wi am na ku fa nekk. ku jigéen ku dëkk Bargny suñu benn yaay bu dëkk Bargny am nañu aussi liste départementale bi aussi yàlla def na am nañ si mais si suppléante yi kenn ku dëkk Bargny. d'accord voilà kenn ku dëkk Bargny. parce que it affaire yi département bu nekk si liste départementale yi bu dee Rufisque en tout cas ñaar mooy mën a dem. te Rufisque c'est 11 communes donc ñëpp mënuñu dem l'essentiel mooy kay teewal département bi wala ñu leen teewal ñu xam ne département bi la ñu fi teewal mais teewaluñu fi commune bi. loolu moo ëpp solo daal. députés yi xam ne sont des députés du peuple mais duñu député rek benn ruux wala benn commune. voilà loolu ëpp solo kon jàpp nga ne Bargny desul ginnaaw benn yoon ci li nga xamante ne rek moom mooy liste bu Yewwi. non desul gannaaw. desul gannaaw. est-ce que tamit li nga xamante ne moom la ñuy xëccul saa su nekk bëgg a doon xëy na ay député ndax bu ñu leen falee daañu teewal na nga xamante ne xëy na moom moo waree fële ci assemblée nationale parce que boo xoolee pëccëxoo bi bëri na fële ci assemblée nationale gis nañ fi ñuy pesante gis nañ fi ñuy dóorante xasante bi mel ni tulleeg màlle daanaka ñoom dañuy dem ba fàtte li nga xamante ne xëy na moom moo taxoon ñu doon dagaan baatu askan wi jàpp nga ne est-ce que am na njariñ sax booy xool li nga xamante ne rek moom mooy député yi. ah lii fi jàll de moom ñi fi nekkoon amuñu njariñ pour dire vrai ñi fi nekkoon amaluñu njariñ bëgg nag ñu amal njariñ moo tax xëy na ñu soobu si làng gi di xëccoo ñu bëgg député yu am valeur parce que li fi nekkoon du dara lu dul pour man compétence ñàkku fi mais ay valeur moo fi ñàkk parce que dañoo nekk député yoo xam te kuy taxaw naan man député diwu laa c'est-à-dire yow xamoo sa mission xamoo li la tax a jóg te loolu lañ fi bëgg a jëlee tey ji boo gisee alliance bi am ci wàllu ak Yewwi yëpp du dara lu dul loolu boo gisee coalition yi am yëpp du dara lu dul loolu mel ni coalition Yewwi Askan Wi du dara lu dul loolu te ay hommes yoo xamante ne yu am valeur ñoo si nekk du dara lu dul loolu fexe ba la fi daan am mu bañ fee am ñun de loolu la ñuy ñaan te am nañ ci yaakaar. jàpp nga ne opposition bi xëy na dina am doole bu baax ci législative yi. waaw incha allah on l'espère bu ñu bàyyee daal ñu jongante comme ni bañ a galgal adversaire yi balaa ñuy dem sa làmba ji ñu bàyyi làmba ji ñëpp a bëri jàpp naa ne daal opposition bi mën naa am doole yaakaar waaw. alors sa taxawaay ci aspect social au niveau de Bargny. dañuy jéem ndax boo dëkkee si dëkk bi jox la lépp nga jàngee fi màggee fi yaroo fi mu am culture wala valeur yu ñu def si yow say mbokk dëkk fi pour man war nga see mën a bay sa waar ku nekk rek bu jëlee as tuut wala mu jël dooleem wala mu jël xelam def ko si dëkkam mettre au service de sa population wala au service des siens pour man buñ ko defee bu ñu dajalee cette synergie bu ñu defee une synergie de ces actions là wala une synergie de ces pensées là pour man dinañ amal njëriñ société bi. ci loolu rek lañ nekk. en tout cas est-ce que mës nga. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. yaa ngi am jàmm. sama copain yow dafa mel na ngaa ami gan de. waa gisoo de waa BMC TV dañoo ma seet si woon. macha allah loolu am na solo trop. alors nga fekk ñu ci waxtaan tey ji la ñu dalal ki nga xamante ne xëy na kenn la ci yow di Saliou Ndione tey boo ñu doon wax dara ci moom loo ñuy wax. mbokk yi asalaamaaleykum waa BMC Pro waa BMC TV wala Pro loo wax rek. macha allah maa ngi nuyu ñëpp man. gënal jigéen micro bi. man Issa Gaye laa tudd. d'accord. bon di xaritu Saliou Ndione parce que ku ne xarit wax nga lépp et que monde bi toll na foo xamante ne nii mën nañ wax ne xarit amatul waaye man de dama naan xarit am na parce que man ak Saliou Ndione bi ñu nekkee lu ndaw ba léegi ñooy ànd donc daal li ma mën a wax ci moom xam naa buñ ko doon def émission moom gëm naa ne duñ fi jóge quoi vraiment. alors li nga xamante ne xëy na moom moo la gën a marqué ci jëm ji toog looñ ci mën a wax rek ci ak tënk. waa li ma gën a marqué si moom mooy ba ñu nekkee lu ndaw ba léegi na mu meloon ba léegi changé wu si dara et que doon na nit koo xamante ne nii am na yëg-yëg ci doomu aadama
doon na nit ku dëggu aussi parce que lépp lu waay di def ci àdduna rek defe naa dëggu boo ko defee def nga lépp te loolu mu ngi ci moom voilà ku ne politique ne social est-ce que social boobu lee yaa ngi ko ciy gis mu ciy dox bu baax a baax. social bi day man xam naa ne maa ngi ko siy rey daal man moom social mooy lan sax nga am soxla ñëw waaw man day maa ngi siy gis sama bopp de wax dëgg fa neex yàlla te moom wax dëgg fa neex yàlla day ay mbokkam ay xaritam ba ñamu bokkal service sax maa ngi dégg na daal macha allah moom nan ko ñaanal rek yàlla baax na yàlla baax na kon daal jàpp nga ne moom mu ngi dox di bay waaram ci li nga xamante ne rek moom mooy wàllu social bu baax a baax bu baax moom macha allah dégg naa ne moom ku tàng sayn la da nga koy dëggalam déet waaw moom day wax dëgg moom tàng sayn moom ça dépend rek parce que am na valeur yoo xamante ne nii bu nekkee ci yow boo koy incarné nit ñi dañ naan da ngaa tàng sayn mais wax dëgg fa neex yàlla bu dee dëgg rek moo tax nit di def mbir ñu ne kii tàng na sayn man de dinaa ne tàng na sayn bon parce que si dëgg rek la koy defee waaw amul ay caaxaan si dara waaw vraiment xam nga nit moom du ñàkk sikk xëy na nit buy dox ci kaw suuf du ñàkk sikk tey boo ñu doon seppil dara ci moom nga ne lii kat moom neexuma ci Saliou lan lay doon waaw man moom wax dëgg parce que tey boo xoolee ay nit yuy ànd kenn ku ci nekk maanaam da ngay xam sa défaut moroom loolu moo lay permettre à ce que ànd bi yàgg mais wax dëgg fa neex yàlla moom défaut boobu moom bàyyi ma téye ko pour man rek parce que mais détecté bokkaat naa ñu ko loolu man dama koo détecté ba xam que loolu moo tax sunu borom boole ñu ndeysaan ñu bëri nag mënuñu ko détecté parce que xarit man pour man loolooy secret bi nga xam sa xarit bii kii lii mooy erreur am temps bu ñëwee rek nga xam ne kii lii mooy erreur am nga ànd ceex moom dem xam ne loolu benn temps bu ndaw la rek day jàll bu jàllee mu ngoog mais loolu moom je préfère garder ko nga garder ko waaw tey boo ko doon dolli tey lu mu avancé xëy na lan lay doon waaw bu ma ko doon dolli moom dama koy wax fi mu jàpp mu gën fa téye rek d'accord na fa gën a téye gën a rafetal ni muy def xam nga parce que digganteem ak ñi mu ngi koy rafetal man dama naan na continuer di ko rafetal rek parce que àddina amul solo dimbalinte rek moo fi am te gis naa ne moom si lancé boobu la nekk am na solo voilà en tout cas ñun ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañu ci li ñu jërëjëf, bett kaddu yi am na jërëjëf, solo man moom bett ngeen ma xam nga mais daal loolu laa amoon lu ma siy sànni parce que nit ki bu fekkee sunu borom daf leen boole fépp foo manti nekk ci àddina rek man nga wax si moom dëgg la bett ngeen ma bettu leen ma parce que maanaam même boo leen ma bettuloon sax lii dama koy wax naturellement jërëjëf ok jërëjëf merci beaucoup na sa jaamu Ok, yàgg jërëjëf, jërëjëf. jaajëf merci beaucoup merci beaucoup. ay ci Saliou looy wax ci kàddu yooyu kii moom xanaa di rafetlu kàddu yi rek li mu wax ci man yëpp si moom la nekk voilà gars yi dañ naan montre yu baax yee tolloo heure xëy na loolu la parce que sama waay la li mu wax na lépp sama waay la biñ nekk xale ba tey ñu ngi ànd masul ñaaw yàlla dogal ñu dem a dem ba yàlla may ko soxna may ma soxna mu jël taawam tuddee ma ni ma jël sama taaw bu góor tuddee ko ndeysaan am na solo loolu moom résumé na lépp dëgg la waaw tënk na ndax lépp ko vraiment wóoruwul jikkoom Mhm, doo ko tuddee sa tout doom à fait bu ñu boo amoon tey jii baguette magique ñu ne la tey jii changel dara ci réew mi lan lay doon jikko ju bon ñi rek jikko yi lay changé ngay changé bu jikko yi baaxee wax lu dul dëgg dañ fi réew mi lay dox am na solo en tout cas ñun ñu ngi lay remercier lan mooy doon mot de la fin bi mot de la fin bi day nekk remercier leen d'abord BMC TV si le fait que ngeen voilà porter sur ma personne tey ji émission bi di ko rafetlu di si kontaan lool jërëjëf di leen ñaanal avancement merci mu dem a dem ba ñu leen di seetaan fépp si monde bi loolu la leen di ñaanal jaajëf te it xam naa ne yéen a ngi si lancé bi am ngeen gëm-gëm bi te incha allah di ngeen fa yegg bu soobee yàlla voilà di ñaan si réew mi jàmm amin langue politique bi yàlla si yàlla def ndox bu sedd amin 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 voilà li ñu mébét si réew mi yàlla defal ñu ko jërëjëf muy njariñu Bargny di njariñu Rufisque di njariñu Sénégal gépp am na solo ñëpp a gis seen bopp Mhm. incha allah
en tout cas merci beaucoup la ñu koy wax monsieur Saliou Ndione di ko remercier bu baax a baax di ko jaajëfal tey ngeen jàpp ne këram lañ ko fekkoon file nga xamante ne rek moom mooy ci diwaanu Missirah ci Bargny donc ngir émission bi nga xamante ne rek jàpp naa ne moom mooy ndaje mi tey jile yemboo woon ak li nga xamante ne rek moom mooy deuxième numéro bi ñu ngi leen di remercier jàpp leen ne moom monsieur Ndione Saliou moom responsable la politique bu Pastef file ci diwaanu Bargny remercier naa mboolem équipe technique boo xamante ne rek àndoon naa ak moom ku ci mel ni rek Omar Diouf remercier également ki nga xamante ne rek moom mooy Ababacar itam remercier ñëpp ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi ñu doon teewlu di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité jaa ngeen jëf te ngeen wéy duñu sa topp ci BMC TV te itam bu leen fàtte di abonné ci li nga xamante ne rek moom mooy suñu chaîne jaa ngeen jëf te ngeen wéy ak sunu ay programme merci beaucoup